télévision Futur Média asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg ñun benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci fukki nit ak ñeent ñu faatoon ci àll bu Bayot ba ca Bofa def na ñaari at boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jot rëcc nag li ñuy dund metti na ay borom kër kenn ca ñoom sax dafay yalwaan nee na ngir daal di mën a dundal njabootam ci enquête boobule am na fukki nit ak juróom yu ñu ci teg loxo boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar seenub atte fële ca Mbuur enquête ba mu ngay wëy ginnaaw ba ñu faatee benn xale bu tuuti amul woon sax ñetti at ab xale bu jigéen ñu jàpp ni ñoom ñoo ko def bokk na ci ñaari doomu benn trafiquant drogue bu nekk foofule te ñu tëj ko ñetti atu kaso ñu jàpp kon ñaari doomam lañu benn kenn ki di soxnaam ak yeneen ñetti nit dinañ ci ànd ci kanam tuuti ak Abdourahmane Diallo songu yi ñuy songu bërëb yi ñuy jënd ak jaay gerte te ay chinois yor ko ca diwaanu Kaolack njiitu réew mi ne nag takk der yi nañ ci jël ay matukaay ngir indi kaaraange ci campagne njaayum gerte boobule daal dina it dalal xelu liggéeykatu Sonacos si ne seenub liggéey duñ ko ñàkk dem nañu sax fële ca Sangel nekk ca commune bu Latmingué foofee la cong bu mujj bi am ab point de collecte bu chinois yi yor ñu yóbbu fa ñaari fukki million ci sunuy koppar chinois yi ne nag jamono ji nelawatuñu sax ba yandoor beneen ponk ci xibaar yi état bu Sénégal jël dogal jaay immeuble bi centre national ressources éducationnelles nekk fii ci Mermoz ay mbootaay bokk ci société civile ne sax jokkoon nañ ci njiitu réew mi ñu ne du ca dal ndax dañoo jàpp ni loolee buñ ko defee rek mooy faat lii di alphabétisation ci réew mi dinañ waxtaanee wàllum cosaan ak aada benn banqaas ci ñii di séeréer yi mu di fata fata lañ leen gën a xamee ña ca bokk daje nañu ca Bettenty ci week-end bi lee ngir amal ab fédération nationale ngir xool naka la ñuy wéyalee seen cosaan ak aada mbokk yi loolee lépp tënk leen ni tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi àllum Bayot ga ca Bofa ñaari at a ngi nii bañ fa faati ay doomu aadama fukk ak ñeent ci ñoom am na ñeneen ñoo xam ne sax dañ cee rëccoon ak ay gaañu gaañu ñenn ñi li ñuy dund jamono ji metti na foofule dem nañu daje ak ñaar ca ñoom naam sax kenn ki dafa yore mu ne ab fu muy jaayee lekk ngir mën a kon daal di dundal njabootam ka ca des nee na yenn saa yi dafay sax dem di yalwaan ñuy tàllal loxo njiiti réew mi ngir mu gestu leen ndax boobu ba léegi lu bëri dafa wàññeeku ci ñoom reportage foofu ak suñu ndaw yi ñu teewal ca Ziguinchor Boubacar Diassi ak Lamine Mondia. soo ko seetloo muy dox say bët mënuñu ñàkk taa ay rongoñ ndaxte Amadou Diallo buy dox dafay jafe lool ci moom Amadou Diallo miy nekk borom benn soxna ak ñetti doom te mu bokk ci ñaari seex yu am ñaari at dafa demoon dong ñaari at ci gannaaw te gii àll nekk ci Bayot Est ngir wut matt daal di ko jaay ngir dundal njabootam mu daal di si jëlee ñetti bal fetal ci loxo ndeyjoor ci baat waaye ci gannaaw Amadou Diallo jëlee ci laago ngir dundam bis ni ki tey ngir dund te dundal njabootam tallal loxo dong moo ko desee kamɓe ɓuri tiiɓɓe si ɓe waawi faabitaade o tigi fu mu ne nii nag vraiment wax dëgg yàlla tar na parce que boo nekkee ci béréb nga war a ut sa añ ak sa reer ak sa ndekki te goruloo yettuloo vraiment metti na trop faj bi mu ngi fi parce que yaram mu mel nii bu demee ba nga mel nii saa su ne foog ngay jënd ay garab te amuñu ndimbal wàllu ordonnance yi comme nuñ leen ko waxee rek bu ñu demee fortaatu ji léeg-léeg bu neexee nga am 1000 francs nga am tuuti nga jël ko génnee ko si teg ko noonu petit à petit nga dem jënd benn garab utiliser boobu soo amatee nga dem jëndaat beneen noonu rek lañ koy defee noonu rek parce que amuñu beneen moyen heɓa ber dépense hunde temedere niki moom Mamadou Sané it nekk borom kër te am ñaari doom te yor ay waajuram moom it demoon ñaari at ci gannaaw ca gii àll ngir wut matt bu muy jaay dundal njabootam ak i waajuram moom it jëlee ci ab bal fetal ci tànk camoñam ñàkk liggéey Mamadou Sané dafa daal di ubbi bii gargot ci Ziguinchor ngir dundal njabootam ak i waajuram. jour boobu alhamdulilah métti woon na lool waaw ci tànk benn tànk lañ ma tiré quoi si benn bal non benn weer mais 5 jours maa ngi ak bal bi kenn faju ma waaw 5 jours maa ngi hôpital demee ko ñëw suba gannaaw suba mais ba léegi daal tànk bi daal bu seddee dafa may sonal bu tàngi dafa may sonal waaw maa ngi sama papier yëpp muy kër ga ma leen di denc non man moom kenn taxaw ma wax dëgg yàlla kenn taxaw ma maa ngi nii waaw dañ may woo sax léeg-léeg dama dem ba xaddi sax ma leen lee dootuma ñëwaati parce que kenn faalewu ma ñëw jàpp sama jàmbur di daan sama doole daal jàpp ci yàlla. ñaari rescapé yi amatuñu ko leen jàppale ñu daal di tàllal loxo chef de l'état Macky Sall. mi ɗo toro président Macky mu ñu benn ndimbal fu mu ne nii nag
ginnaaw yàlla président Macky Sall moo ci sës ñu ngi koy ñaan dimbal ngir yàlla ak jëmm rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu dimbale ñu parce que tey jii ginnaaw yàlla Sénégal yëpp moom la yaakaar kon vraiment ñu ngi jël yaakaar bi teg ko ci loxoom. lillahi wa rasuli di nuyu président Macky Sall rek waaw góorgóorlu na ci trop nag wax dëgg yàlla góorgóorlu jàppale na gars yi mais man tamit nag daf maa xaw a fàtte nag waaw te waruma fàtte waaw na jàppale comme ni mu jàppale ñëpp jàppale man tamit waaw mu xam ne man tamit si réew mi laa bëgg. su fekkee dossier jéye ju amoon ci àllum Mbayot Est moo ngi wéy ci wàllu yoon tey dox ni ko justice nammee moo ngi mel ni lépp lu jëm ci gunge rescapé yi moo ngi sooxee rawatina suñu sukkandikoo situation bi nga xamante ni moom la Amadou Diallo ak Mamadou Sané di dund. ñu fàttali ni fukki doomi aadama ak juróom yi ñu ci teg loxo ñu ngi ca maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor boobu ba léegi di xaar seenub àtte beneen mbir mu tiis bu xew ca Mbour njeexitalu semaine ba weesu benn xale bu jigéen bu ndaw amagul sax ñetti at moom la ñu faatu ca quartier bi di Bay Dëkk juróom benn nit lañ ci teg loxo ñu ne ñett ñi ñoo bokk benn famille bokk ci famille trafiquant de drogue boobee ñu gën koo xamee ci Thialé te ñu teg ko ay daan ñetti atu kaso yu mu nar a tëdd ñaar ñi ay doomam lañu kenn ki soxnaam la ñeneen ñetti ñi nag ñoom it ñu leen ci tuumal ci boobule faatu dañuy dem ci Mbour fekk ji fa Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. mbir mi jëm ci xale bu jigéen bi nga xam ni dañ ko rendi ba pare dugal ko ci saak ci quartier Bay Dëkk bu Mbour juróom benn nit daal nañ leen teg loxo ñi def li ni mel mooy waa commissariat bu Diamaguène bu Mbour ñett yi nag ñoom la seen loxo takk ci mbir moomu yeneen ñett yi fekkee leen ci boole ndax kenn ki dafa doon dimbale ñi faat xale bi pour ñu suul ko ñeneen ñaar ñi ñoom trafic de chanvre indien lañ leen toppee mooy yaayu kenn ki nga xam ne dañu jàpp ni moo faat xale bu jigéen bi ak magu waa ji ndax bi ñu doon wër ci këru trafiquant bi ñu duppee Thialé moom mi nga xam doomam bokk na ñu jàpp ni moo faat xale bu ndaw bi ci lañu daal di fekk ci ñaari néeg yi ay yamba maanaam néegu jabaram ak néeg kenn ci doomam yi Thialé sax moom fi mu ne nii mu ngi ci prison moom it luñ koy toppee mooy trafic de drogue li ni mel di wane ni soxnaam si ak ñaari doomam yi ku moytul ci fan yu néew dinañ ko fekk prison fi mu ne nii nag juróom benn nit yi nga xam ne ñooñu commissaire Mbaye bu commissariat bu Diamaguène teg na leen loxo ba léegi ñu ngi ci garde à vue enquête bi nag ñu ngi koy wéyal ndax bu ñu sukkandikoo ci sunu ay xibaar faat bi ñu faat xale bu jigéen bi nga xam ni amagul ñetti at mbir la bi nga xam ni dañ ko waajaloon. jërëjëf Abdourahmane Diallo ay bërëb yoo xam ne chinois yi ñoom ñoo ko yor dañ fay jëndee gerte ci campagne bile dañ ko songu ñaar ci ñoom nekk fële ca région bu Kaolack tey nag njiitu réew mi yëkkati na ci ay kàddu moom président Macky Sall muy ñaax force de défense et de sécurité yi ñu def seen kéem kattan ba wattu kaaraange ñëpp ñoo xam ne dañoo laale ci campagne boobule mu ne it ñi yëngatu ci wàllu woowu rawatina liggéeykatu Sonacos si na seen xel dal seen liggéey duñ ko ñàkk ndax dégg nañ leen fan yi yëpp ñu koy jàmbat mu yëkkati kàddu yooyu le moom président Macky Sall tey jëlee ci suba ci cérémonie levée des couleurs ca palais de la République ñu wax ci songu yooyu le sax nag ñaar yëpp niñ leen ko waxee ci région bu Kaolack la amee bu njëkk ba nekkoon fële ca boori Mbadakhoune ba ca des ca Sangil ba ca commune bu Latmingué loolee lépp ñaar fukki millions ak ñaar la ñu yóbbu Sangil mooy bu mujj ba lañ fa yóbbu moo gën a takku muy ñaar fukki ci ay millions chinois yi jaaxle nañu jamono ji ñu ne bu ñu tëddasee sax duñu nelaw ñu ngi ñaan ñoom tamit ba léegi ñu taxawu leen ci loolu le reportage Ibrahima Diame Fally Gueye. opérateur chinois yi le nag tiit nañu jaaxle nañu ci seen kaaraange mu mel ni sampapo yi ñoom lañ teg bët di leen di bundu xattal di leen di attaqué di leen di gaañ di nangu seen alal ginnaaw Mbadakhoune am na ñaari fan point de collecte bu Sangil ci commune bu Latmingué moom la ñu daal di attaqué waat yóbbu fa lu mot ñaar fukki millions. Lui vers 2h30 les bandits, il y a 30 personnes qui sont venues ici, qui nous ont attaqués. Donc ils sont avec les armes, les couteaux. Vraiment, ils sont très organisés. Sambambo yi nag miir bu gudd bile lañ daal di tëb daal di ne sarax si biir béréb yi daj néegu chinois yi fekk leen si biir tax nag bi monsieur Yang ne tiit na lool ci insécurité bi di law di dem. Vraiment, on est très inquiétés parce que il n'y avait pas ça. C'était très sécurité avant. Bon, cette année, vraiment, avec ces attaques, on est très inquiété avec tous les Chinois. ñu woon nag nguuru Sénégal mu jóg ci seen kaaraange bi ñu leen attaqué la ñu daal di woo seeni ambassade yégal ko li xew. J'espère que l'État qui peut nous aider de la sécurité, de surveiller. Oui. Est-ce que votre ambassade est au courant de tout ça? Oui, l'ambassade est au courant. Il est au courant. Le matin, on était parti là-bas.
yëf yi nag amee ci biir commune bu Latmingué moo tax kilifa yi commune bi daal dinañ teew ci bërëb yi ñu daal di masawu chinois yi xamal leen ne nag seeni kaaraange daan ci def seen kemtulaay kattan. te dalal nañ xel ñi nga xamante ni ñooy chinois yi fi nekk di fi liggéey ak suñu mbokk yi fiy ñëw di fi xëy si won leen ne lii am na fi mais am nañu yaakaar ne fii lay yem. parce que ñi ko war a yëpp yëg nañ ko te dinañ ci jël matuwaay ci war a jël. teewaayu chinois yi la ci biir campagne de commercialisation arachidière bi Samba Boy yi ñoo ngi koy xajamal bu baax a baax te bu ci nguur gi jógule ñoom ne nañ daañu buub seen bagage ñibbi seen dëkk. jërëjëf Ibrahima Diame bu ñu demee nag ci ñi muy gën a metti mooy baykat yi nga xam ne ñoom lu ci ëpp ñoom la ñuy jaay seenu gerte moom mooy gis-gisu ki jiite fédération paysan yi nekk foofee ca bassin arachidier moom Ibrahima Badiane moom tamit daanaka li ñu wax rek la wax na état bi jël ay matukaay yu mot sëkk ci wàllu woowule muy ñaax tamit chinois yooyu le bu ñu yoree ab koppar ñu bañ koo taxawaalu ñuy jël ay chèque di ko jokkalante ak ñi ñu war a jënd wala bokk ñi ñu war a jënd gerte bi Ibrahima Badiane dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gueye. waaw li xew mooy ay bandi yoo xam ne dañu jóg pour jël alalu nit nag ñun li ñuy wax mooy état la ñuy wax état la ñuy njëkk a wax. parce que état moom moo ñu mën a jàppale tey état na ci jàpp parce que lii bu jàllee nii dafay métti dafa métti ci ñu bëri ci béykat yi lay gën a métti ndax ku ne xam na ne waxtu bi bu jotoon béykat yi dañ doon bazarder seen gerte di ko jaayee fanweer ñoom bi ñu ñëwee nangu nañ ko jënd ba juróom fukk wala juróom fukk ak lu teg nangu nañ aussi jël ay nit ñu nekk fii di liggéey boo wàccee ñu fay la kon loolu intérêt état la parce que ñii bu ñu demee monde rural bi dinañ souffrir mais état aussi dina am problème. parce que bu ñu jëndulee gerte gi moom la ñuy yuuxu kon nag moom li ko war mooy assurer sécurité ñi ay gan la ñuy ñëw ñu assurer seen sécurité daal moom moo gën a dal suñu xel. kon mbokku chinois yi aussi li ma leen ay ñaan mooy nañu bañ di jël xaalis liquidité di ko yore nañu fexe ku ñëwati peser nañ la defal chèque nga dem banque fay ñoom ñu bañatee yore xaalis ñu commencé garder seen sécurité ba léegi nag état accompagner leen nag parce que état sécurité yaa koy wutal sa bopp. boo ko wutalee sa bopp état jàpp ci foog naa sécurité bi dina sell. ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax ci centre national ressources éducationnelles di CNRE état bu Sénégal jël dogal ci bâtiment ba mu nekk mu jaay ko benn société privée daanaka lu jege ñeenti téeméeri million ci sunu xaalis ko si dep ànd ak yeneen juróom-ñetti mbootaay ne nag du ca dal ndax loolee bu ñu ko defee rek mooy faat alphabétisation ci Sénégal ak jéego yi ñu ci jot a def yëpp boobu ba léegi juróom-ñeenti mbootaay yooyu la jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xabaar yi Mor Jaxate moom mooy directeur exécutif ONG Alpha Dev dañ koy déglu ak Pape Fara Ñing ba Ababacar Camara. benn bataaxal donc ci fan yi ñu ni centre national de éducationnel nguuru Sénégal jaay na ko donc depuis août 2018 ci valeur 382 millions kër googu nga xam ne bañ koy taxawal ñun dañoo taxawoon en tant que société civile état bi taxaw mais également privé bi taxaw ba ñu sëmpal kër googu pour mu def liggéey bu am solo boobu moom la état bi nag xëy su ba jaay ko ñu ne nag loolu ëpp na ndax secteur bi ñu yore muy alphabétisation lañ koy jox ci koppar dafa néew kon bu état ba jëlee la nga xam ne moom rek la am ci ay jumtukaay jaay ko njëkk dem mooy yëgal nañ ko kilifa réew mi ndax moom mooy président de la bind nañ ko bataaxal yëgal ko ni ko lii am da du lu gënal société civile bi du lu gënal askan wi ndax ñàkk a jàng sim réew dafa baaxul mais dinañ gis également le président de l'Assemblée nationale dinañ waxtaan également ki nga xam ni partenaires yi nga xam dañuy jàppale Sénégal ci wàllu éducation donc ñu koy lépéré pour waxtaan ak ñoom mobiliser acteurs yëpp daal ba nga xam ne nguur gi dina mën a dellusiwaat ci li nga xam ne du décision boo xam ne bu baax la. ñi nekk ci école yi moom di jàng yenn saa yi li leen di gàllankooral mooy këyitu juddu tout tànk yi rawatina fële ca Malicounda nekk ci département bu Mbour bëri na ay xale jamono ji nag dem nañu école ndax dañ koo saafara juróomi at ci ginnaaw ba léegi zone bi dafa am centre d'état civil loolee le maire bi wax terewul mi ngi ñaax waajur yi ñuy faral di déclarer seeni doom bu ñu juddoo ngir ñu am këyit mu bañ a indi ay jafe-jafe bu ñu waree dugg école moom Maguette Sène moom mooy maire bu Malicounda ay kàddoom Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ko taataan. ñuy sant yàlla bi ñu permettre ñu fête tey 5e anniversaire du centre d'état civil bu Nianing nga xam ne ñoo ngi ko installé le 1er janvier 2015 ñu defoon ko ci barab bu xat waaye loué woon ko waaye yàlla suturaal ñu ci njàmbaaru conseil municipal bi ñu dégagé 92 millions de francs CFA ba tabax tey centre d'état civil bu mucc ayib bi ñu toxu fi di fi liggéey may jaajëfal officier d'état civil yeeg agent bi. waaye parents yi tamit ci njàmbarte bi ñu def ba tey ci centre bi nekk centre de bu ñu reconnaître buy def liggéey bu mucc ayib parents yi am ci satisfaction ñëpp am ci satisfaction donc occasion la nag fête bi à chaque fois bu ñuy def anniversaire bi defuñ ko pour feetu rek mais dañ koy def pour rappeler parents yi ne leen
xale bu juddoo dañ ko war a déclarer ci délai bi nga xam ne moom la yoon prévoir pour que xale bi mën a am dund gu baax mën a exister légalement bu bëggee carte d'identité mën ko am su bëggee jàngi am kayitu juddu bu mu yóbbu pour ñu mën ko inscrire suba bu bëggee tukki mu am passeport du ci am benn problème war a mën a tukki di dem di ak a ñëw donc occasion annuelle la boo xam ne bi daal dañ ci rappeler aux parents importance bi nga xam ne moo nekk ci sa doom bu juddoo nga war ko déclarer. ndax première lettre bi ma signé en tant que maire mooy demander centre d'état civil bi ñu créé ko yàlla suturaal ñu ci may jaajëfal le ministre El Hadj Omar Youm bi nga xam ne jamono yooyu moo nekkoon ministre des collectivités locales tout de suite mu accordé ñu loolu jël arrêté accordé ko ba 1er janvier ñu commencé fonctionner tey jii ñu fiy fêter les bébés de l'année di leen neexal waaye di exhorter parents yi pour que véritablement déclaration de naissance daal ñu jox ko fayda te di ko def ci délai bi nga xam ne moom la. fii ci Ndakaaru bu ngeen seetloo aéroport Léopold Sédar Senghor dem ba ca autoroute bi lépp lu fay panneau publicitaire ñu ngi commencé di ko fa dindi yenn yi loolee nag ngir doxal rek benn décision bu tukkee ci préfet bi fexe ba gën a féexal mbedd yi lépp lu koy gàllankoor ñu dindi ko sous préfet bu Dakar Plateau mi ngi xamle tamit ni lu yàggatul dara dina ñëw jëmmal benn dogal bu ñu jël bu yàgg fexe ba biir centre ville muy mur yi wala façade yi ñu bañ ko peinture ay couleurs yoo xamante ni dafa xumb daal di def lépp daal di méngoo Mohamed Samb Jafara Ba. autoroute bu Ndakaaru daal di soppeeku amee xar kanam gu yees comme ni ngeen ko gisee ci diggante Ngor ba aéroport Léopold Sédar Senghor lu ko dalee Yoff ba Patte d'Oie wala sax boo jugee Patte d'Oie jëm place de l'Indépendance dogalu kilifa gi nga xamante ni si moo di préfet bu Ndakaaru ngir rek ñu mën a yaatal tali bi nekk na loo xamante ni si jëfee nañu ko ay panneaux publicitaires yoo xamante ni si dañu ko daaneel ngir rek mën a yaatal tali bi jëlee si lépp loo xamante ni si daf koy xatal. ca place de l'Indépendance fii nag foo sànni sa bët rek gis ni dafay taaru. waaye dafa am loo xamante ni si mooy ñuul ci soow mi moo di rek faaw ñu mën a càmbaraat li nga xamante ni si moom la ñuy tabaxee ngir ñu mën cee def ay couleurs yoo xamante ni si dafay dëppoog wàllum tabax ba place bi mën a set ànd ak taar. ma njiitu réew mi day wane que ne donc ni mu xamee situation bi ni mu xamee problématique bi ak ni mu ko gisee pour en tout cas andi ci ay coppite donc loolu man dama koy rafetlu tey l'histoire a montré que donc cadre de vie dafa nekk tey une exigence pour les Sénégalais surtout à Dakar. alors li ko waral nag bari na te xam nañ tey problème cadre de vie problème occupation anarchique li muy créé tey en terme d'insécurité ci wàllu mel ni wàllu incendie yaa ngi dégg incendie façon bu nekk ngay gis te chaque fois sapeurs yi avec seen matériel ak seen promptitude yëpp dañu am difficulté pour accéder donc ci yenn lieux yi une chose bi mooy que nañ ko setal une chose aussi mooy bu ñu ko salteel donc je crois que appel la pour ñu changer suñu comportement kenn mënu ci wax lu ëpp ci président wax ñun daal directive bi moom nañ ko appliquer ni mu ko bëggee incha allah. ngir ñu jëlee fi li nga xamante ni si moo di xatalug yoon yi di maanaam occupation anarchique faaw rek li nga xamante ni si moo di désencombrement bi ñu amal fan yi yëpp ñu gën koo wëyandi fii ci Dakar. mooy lépp loo xam te des jeunes vision ci voie publique bi moom dañ koy dindi loolu lépp luy andi insécurité ak salubrité ak yeneen dañ koy dindi côté boobu vraiment il faut ñu xam que ne mënuñu dépasser directive bi président de la République joxe. donc outil boobu vraiment c'est clair le ministre de l'urbanisme mu ngi ci taxaw AGEROUTE mu ngi ci taxaw déjà ay convention ñu ngi koy signé je crois que loolu yëpp il faut que population jël ko en charge élus yi tamit ñu xam ne li ñuy def ñoom lañ koy defal pour que vraiment ensemble ñu mën a taxaw def benn coalition pour que suñu capital dellu ci n'est-ce pas anam yu war a nekk. ngir jëlee fi li nga xamante ni si moo di pollution visuelle di maanaam gis-gis boo xamante ni si rafetul te li ko indi moo di wàllu saleté yi ak yu demee ni ki noonu waaye it tamit ñu jëlee fi occupation anarchique moom njiitu réew mi ngi woo askanu Sénégal ci ñu dugal seen loxo ci yëf yi boole sekk soppi gu ñu soppi seen i doxalin lii nag ngir rek mën a delloo Ndakaaru taar bu rafet bi nga xamante ni si moom lañ ko yàgg a xamee. jàngoro yi sida ak bépp jàngoro bu tukkee ci sëy ak ëmb yu teel yi région médicale bu Sédhiou fas yéene soppi doxalin nag daal di taxawal benn site internet boo xam ne ndaw ñi moo tax mu jóg mën nañ fa seq laaj ak tontu ak ay médecins ay infirmiers ak ñëpp ñu yëngatu ci wàllum pàcc ci sutura laaj beeg tontu yooyu yëpp Amadou Yeri Camara moom mooy médecin chef région médicale bu Sédhiou dañ koy déglu ak Bakary Konté Khali Diamé. ubbi benn site internet bi nag dafa am ñu ci jàppale mooy canadiens yi jaarale ko ci organisation bi ñu naan UNFPA
site bi nag informatique la internet te internet xam ngeen ne day tax nga mën a jot koo xam ne sori na même bu nekkul Sénégal mën na laajte mën na poser question ku nekk Sénégal te xam nañ ne ndaw yi nga xam ne moom la ñuy adressé wu farlu nañ ci info internet te xam nañ internet te tamit internet bi dina tax nga mën a poser question boo amee kersa janoog nit ki poser ko ci biir internet bi mën nga poser question boobu ñu tontu la loolu daal moom moo taxoon ñu choisir internet pour joxe benn en tout cas yoon boo xam ne jeunes yi dinañ mën a poser seen ay questions ci santé de la reproduction. Fata benn bànqaas la bu bokk ci xeetu séeréer ñoom nag dañoo daje ci week-end bi la ca Bettenty ñu ci bëri ñoom ñëpp sax daanaka dañ koo nàmp làkk boobule ngir ba taxawal benn fédération nationale liñ ci namm mooy fexe ba seen cosaan ak seen aada bañ a réeroo am na ay activités yoo xam ne ñu ngi koy doxal sax fukki at ak juróom ci ginnaaw ba léegi reportage foofu ca Bettenty Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. ci xeetu séeréer weenu ndey lu am solo loolu la ñu ni nag ween yi bëri nañu te itam ku ci nekk am nga tur boo xam ni moom lañ lay xàmmee ci weekend bi nag faata yi lañ doon sargal ca Bettenty. dafa jóge ci meen du naan diw rek moo war a doon faata meen la suñu maam mu ñu jóge gaabu di dox ba yegg si fii jaar Kaolack dem Fatick même am nañu yenn dëkk yoo xamante ne jaar nañ fa wane nañ fa seeni kemtaan ba tey. am na ñoo xamante ne tey boo dégloo tey boo fa demee suñ cosaan moo fa ne. ñoom faata yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci région yu bëri yu nekkee ci Sénégal wala sax ba Gambie ñoom ñoo ñëwoon foofee ci Bettenty ci île du Saloum yi ngir rek amal seen 15e édition journée d'intégration journée yooyu nag ñoom ñu ni dañ koy organiser ngir rek gën a fësal li nga xam ni moom moo di cosaanu séeréer. xam nga man waxuma yàlla ne dimbale ma nga boole ma kii ñu nekk faatu dégg nga de yàlla moo toog ne man faatu déret faatu mooy dem sama yaram donc yàlla moo def loolu te yàlla dafa ne daal da ngeen di dimbalante yërëmante mais xam nga ne xale yi tey ak xale yi démb bokkul fonk ñu cosaan parce que fii mais xale yi léegi xam nga ne ñoom bon duñu respecté ñoom daal seen bopp rek. fédération nationale des faata nag ñoom ñu ngi ko taxawal nee ñu ngir rek seen lignée maternelle boobu ñu gën koo sauvegarder bu baax a baax. boole nit ñi tuuxat cosaan wàññi réer yi tamit mun naa dem fu ne tey si région Fatick amul fenn fu may dem doon fa gan rek ma accueillir moom mu mel ni comme sama kër kon déjà tumaranke jeex na ren mooy 15e année benn yoon lañ koy def ci at mi mooy premier samedi mois de janvier. li nga xam ne nag moom moo di seen symbole baleine la ñu ne nag loolu dafa am bu baax lu muy signifier. jërëjëf Aminata Goudiaby Ñemenike ak Batankoli ñu nga fële ca Dialokoto ba ca région bu Tambacounda ndaw ña fa nekk ndaw ñi li ñu bëgg mooy ab stade municipal waaye fii ñu koy am nag dañoo dem ci ay terrain vague foofu di dindi ñax yi di bale ngir amal seeni yëngu-yëngu muy ay match de football ak yeneen yu mu mën a doon reportage Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou. ay football yoo xam ni final la ci Bantankoli ci Médina Bloc Ñemenike nekk ci commune bu Dialokoto département bu Tambacounda El Hadj Jammeh Dansokho bu alliance Macky encore bëgg gunge waxambaane yi muy jeunesse yi ngir nag ñu daal def ibbi ay terrain yoo xam ni ay terrain yu vague lay doon ngir nag ñu fay amal seen yëngu-yëngu ci wàllum tàggat yaram laata koon ñuy am stade municipal. ci mbébét la bokk lu gën boobu sax xalaat naa ko pour ñoom. lu gën boobu yéene naa leen ko mais lépp mu ngi suñu kanam te loolu dara rawal yu bët incha allah déwén ni ñu joué di ren terrain bi nu mu mel ni déwén yàlla dinañu dimbale ba ñu am beneen changement boobu day nekk ci ay yeneen fànn ndax li ngeen def nii. def nañ ko ci jàmm ak salaam mënoon na mun na génne beneen problème bu dul ñu reetaan kese loolu compréhension boobu fair play boobu maa ngi leen di sant loolu ci leen ci gërëm. Bantankoli démb Mansadara ñoo doon daje démb ñoom tamit dañ ma parrainé woon seen final yàlla def na ne li fi amee noonu la amee démb tamit ci jàmm ak salaam. mboole équipe yi nga xam ne bokkoon nañu ci tournoi yooyu ñu daan leen jox ay jeux de maillot ak ay ballon ASC yooyu nag nekk ay ASC yoo xam ne fi mu ne nii fas nañu yéene ànd ak alliance Macky encore ngir nag lépp lu jëm ci wàllu programme ngir setal li ñu naan zéro déchet cleaning day ci commune bu Dialokoto mu nekk li nga xam ne ñoom itam dañuy dugal seeni loxo di ruggi seeni jaaj ngir seen dëkk gën a mën a set.
ci tàggat yaram basketball rawatina seetlu gi Sénégal mooy ñaar fukki at ak ñaar ngi nii équipe góor ñi amul benn raaye bu ñu indi fii muy ab raaye ci continent bi maître Babacar Ndiaye jiite fédération bi li mu gis nag mooy bokk na ci li ko waral ñàkk discipline de groupe waaye dinañ soppi doxalin ndax képp ku bëgg a bokk ci sélection bi dina am nooy doxalee ci wàlluma Moustapha Gaye ak li mu boole nekk directeur technique national nekk it coach bu jigéen ñi moom mu ne loolu mën na nekk ndax expérience am may na ko maître Babacar Ndiaye président fédération sénégalaise bu basketball dañ koy déglu ak Pafara Ñing Modou Diop. boo jëlee depuis 2009 coupe yi Afrobasket yi dem yëpp joué nañ minimum final donc dañu joué 4 final gagné ci 2 perte ci 2 moom laa doon wax sax boo gisee critère bi tax ma revenir ak Tafa Gaye ci jigéen ñi mooy def na 4 fois Afrobasket ak jigéen ñi et que 4 fois yëpp bu mu demee dem na final et que sur les 4 fois aussi final yi ñu joué aussi les 4 final gagné na ci 2 perte ci 2 donc loolu moo tax ma ne daal bu ma xoolee expérience am ak palmarès am ñu ne nañ ko joxaat jigéen ñi pour jéem a xool nan lañ mën a xoolaatee pour parce que am na expérience. góor ñi nag aussi am nañ jom aussi am nañ xarañ te boo xoolee aussi qualifié nañ coupe du monde. cadre bu nga xam ne nii dina mën a tax équipe bi gën a am benn discipline waxuma ne amul discipline mais mu gën a mën a am discipline vraiment ku ñëw xam ne lii mooy règle yi mais loolu aussi doo ko imposer dañ ciy waxtaan ak joueurs yeeg yëpp ba juboo aussi mais foofu war nañ def progrès sur ce point. ñu egsi ci ponk bu mujj ci xibaar yi Mamadou Mohamed Ndiaye ak lii yëglekaay yi xëyee tey. jërë ngeen jëf njiitu réew mi ak njiital réew mi ci baara yëgoo réew mi la ñu jëm Cheikh Yérim Seck moo ko wax ubbi l'Observateur Aïssatou Diop Fall bu télévision Futur Média moo ko daloon keroog ci émission Face to Face fa la Cheikh Yérim Seck waxee ne Macky Sall ak Idrissa Seck réeróowuñu ñoo ngi déggoo ñoo ngi waxtaan nañu ba yeewat ci seen biir ndumbaan Yérim Seck ne mboolem ñi ci opposition bi mennam Idrissa Seck kott la Macky Sall bëgg mu wutu ko fi bés bu fi jógee journaliste chroniqueur bi waxit ne ci waa këram moom Macky Sall am na ñeent ñu xelam dem ñoo xam ne bëgg na bu fi jógee ñu remplacer ko mu di Abdoulaye Daouda Diallo di Mansour Faye Mamadou Makhtar Cissé ak Cheikh Omar Anne kenn ci ñoom ñeent ñi la fi Macky Sall bëgg a bàyyi buy dem Ousmane Sonko njiital Pastef ne ñu ci la Sénégal dem moom dana am bu ñu yeggee 2024 ak jàmm Macky Sall doon candidat ak mu bañ a doon candidat ca yam dafiy jugee source waa nañu bu ne woon dafuy jugee yam ca rek mu sedd ni mu ko waxee mooy bu ñu yeggee 2024 Macky Sall fu mu jaar dafay dégager ci les échos Ousmane Sonko njiital Pastef gi nañu fa li dàq mooy moo di moom Macky Sall ñu bàyyi ko mu def fi tappaleem ba doon candidat samp ndëndam bu boobaa dana mere ku ko deful dara ne bu ñu yeggee ci élection yi danañu ko duma ba toog ci kawam Ousmane Sonko ne man am naa yeneen yitte yu bokk di toppatoo mini jupe xale yu jigéen yi baa may dem ci soirée artistes yi Maodo Malick Mbaye njiital ANAMO bokkit ci conférence des leaders Benno Bokk Yaakaar mi ngi xëy di tendance ak cokkaas Ousmane Sonko ci Vox Populi nee na dëgg ci mooy Ousmane Sonko mooy ministre de la parole maanaam jëwriñ jéeme wàllu wax ji Maodo Malick Mbaye wax na ci Vox Populi ne bu dee ci wàllu politique Macky Sall bari nay mëriirandoo yu ko dara waaye ñi koy jàppale ñu néew lañu kenn ci ñi koy jàppale ci réew mi ni muy doxee di Aminata Touré njiital conseil économique social et environnemental moo nekk ci xët mu njëkku La Tribune journal bi nañu démb ci dimanche ji moom la ñu dalaloon ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média waaye ba ñuy waxtaan ak moom ba laaj ko lu jëm ci 3e mandat bu président Macky Sall bi Aminata Touré waxu ca dara lu leer dana élection yi ñëwagul fii ak ñeenti at la ndax jàpp ngeen ne farata la fii ak 2024 ñuy wax waxi politique fàtte coono askan wi askan woowee journal Les Échos mi ngi ñuy wax jëf ju ñaaw ju ñu def Macky Sall ci lancement opération Sénégal propre bi woon keroog samedi ubbil yéenekaay bi lancement journée nettoiement bi journal bi nee nañu dafa lajje ñi ko woote woon gisuñu ay nit ñu leen wuy si muy ci Ndakaaru di ci biir région yi bu weesoo politiciens yeeg lenn ci seeni militant gisuñu keneen ca set setal ba li am keroog ci réew mi ci lancement opération Sénégal propre le quotidien les déchets d'une journée la ko tuddee ñu ko woote woon gisuñu aw nit bu weesoo ay politiciens journal bi nañu président Macky Sall nee na fa yëf yi du yëf yi politicien du yëf yi maire yi yëf yi quartier la Sénégal mel ne ku naan ñu du loolee lépp yëf yi mbiri ngistal gis leen Macky naxaate la gën a nirool l'observateur ne ko ak wàllu communication bit am na ci yoon source waa nañu mbira ngi moo xam ne bu ñu ko réglewul ba mu féete boor set setal gi ñuy jéem ci réew mi ci sën ba la jëm mu di bor bi nguur gi amal concessionnaire yi mu di borom oto mbalit yi toll ci ñetti milliards jàpp ñeenti milliards bor boobee la ñu ne bu ñu ko fayul ak cet dina yeex a am ci réew mi borom oto mbalit yi nee nañu bu ñu weesoo fukki fan ak juróom ci weeru janvier gi ñu nekk te fayuñu leen cleaning day bi ñuy wax ku yóbbu séntu ko ca mbalit ma Sud Quotidien nañu président Macky Sall li mu bëgg mu di weer wu nekk ñu jël ca benn bés boo xam ne dañu ciy set setal réew mi moom njiitu réew mi wane na yoon wi keroog samedi ba woo ñëpp ngir ñu xam ne mbir mi du mbiri politicien waaye mbiri askanu Sénégal gi yëpp
la Soleil national nañu ñëpp def nañu ko seen mbiri bopp mobilisation citoyenne bu mag la journal bi gis ne moo am keroog tey enquête dina kay xëy na xibaar bu doy waar ñi amee woppi cancer ci réew mi la journal bi gis ne seen bakkan a ngi ci xot hôpital Dalal Jàmm ba ca Géejawaay machine scanner ba fa nekk moo paan juróomi weer a ngi journal bi nañu ca malade ya fa waroon a fajoo am na ci ñoo xam ne bañ leen woowee doon leen wax ngir ñu dem ci yeneen i barab defee ji fa scanner ba li mbokk yi tontu ña woote woon mooy ñooñee faatu nañu ki faatu ci anam yu mitti te doy waar grand place ne nañu moo di ndaw si di Madeleine Ngom ca Thiès la dëkk da doon accoucher ñu yóbbu ko kër sœur yu toppatoo ko ba mu accoucher indi ay seex ginnaaw bi ci la ñu gisee ne moom Madeleine Ngom mi ngi tàmbalee saigné ñu ne nañu ko yóbbu hôpital régional bu Thiès waaye ambulance bu ñu ko mënoon a dugal ba yóbbu ko régional moo leen tëwoon ticc grand place nee nañu fu ne dugg nañu fa génn amuñu ambulance ba ñu wootee ca l'hôpital ba dañu ne leen ambulance bi disponible ki ko yor dafa dem tool ci la ñu jël ndaw si Madeleine Ngom dugal ko ci oto sœur yi doon ko yóbbu hôpital régional bu Thiès bi ñu demee ba ci yoon wi ci la oto bi paan ñu wutaat beneen oto wota boobee demaat ba ci yoon wi paan ñu dépanné ko wutali hôpital régional bu Thiès dugg ci biir embouteillage bi yàlla def Madeleine Ngom faatu laata mu yegg hôpital. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye fii la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi 19h30 incha allah rédaction télévision Futur Média dina ñëw yaatalal leen yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.